asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay yéen ñuy teewlu saa su ne fii si Dakar Buzz ñu am mbégteeg ca waxte di janoog yéen si suñu chaîne moo xam suñu ay émission reportage ak lépp li nga xamante ne ni dañ si ànd ak yéen tey nag damay sekk waxtaan ak ki nga xamante ne ni yaakaar naa xam nañu ko bu baax a baax di Babacar Diaspora ñu gën koo xam ci turu Babs Diaspora ñu fas yéene waxtaan ak moom si poñ yu bëri mu fas yéene ñu say indilit ay leeral dama koy nuyu bàyyi ko mu nuyanteeg yéen ñuy daal di xuus si waxtaan bi Babacar maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci Dakar Buzz bay la nga nuyanteeg ñuy seetaan. maa ngi lay fay di nuyu mbokki internet yu Dakar Buzz yëpp. Ami gëj naa la gis. maa ngi si jàmm bu baax alhamdulilah tey may nga seeti quoi. te yow laa seet si. alhamdulilah te yow laa seet si ñu am si mbégte bu rëy nag. ñoo ko bokk di nuyu aussi sama yaay. di nuyu aussi sama famille yëpp. macha allah di nuyu aussi Soxna Aïda Diallo. di nuyu Amady Badiane ak ñoom Matar Subatel. Boubacar Diallo képp su ma léemee damay jum samay nit yëpp maa ngi nuyu bu baax a baax. mu ngi noonu kon nuyoo baa ngi noonu dégg nañ ko bu baax a baax ku dégg sa tur ak ku dégg sa tur ñëpp a ngi si biir Babacar ku la wax sa diggante ak Mo Gates xam naa fa la ñuy ubbee sax waxtaan bi seen relation yéen ñaar actuellement. Mo Gates. waaw sama xarit. sa xarit sama xarit la naka ngeen xamante yéen ñaar seen xamante. Mo Gates Griff Sougou moo ñu présenté daaw bu ñuy préparé 4 avril Wally Seck bi New York fekk na man ma nekk Amérique Griff ne dama lay présenté kuy organiser Wally Seck le 4 avril sama xarit la te yow ñëpp xam nañ ne sa liggéey ci côté boobu donc bëgg naa ngeen xamante après mu def liaison boobu mu ñu seex après pour événement bi xamante bi noonu la ñëwee. noonu la ñëwee. yes. ñu ngi faral di dégg ñu naan Mo Gates lépp li nga xamante ne nii da koy bëgg Sénégal si yow lay jaar la yan leeral nga ñu siy indil aussi. lépp lu mu bëgg Sénégal si man lay jaar. comme ça su amee yenn yu muy organiser. yenn yu muy amal xew-xew yi. invitation yeeg yi ni mel ak lépp daal yaa koy réglé. waaw parce que def nañu fi benn événement c'était le 18 passé. octobre. bon jotoon nañ bon am na ñoo xam ne jóge woon nañ Sénégal dem. grâce peut-être sama xamel ak ñoom. moo tax ñu ñëwoon. mais Mo Gates du xale donc moom aussi mun naa ñëw mu ne Babacar lii laa soxla. kii laa soxla su fekkee ne man ma am affinité ak moom. dama koy invité su ma amut affinité ak moom ma xool nu may amee numéro. ne ko diw da laa soxla. pour événemental. ñoo ngi doon dégg ne yéen ñaar am ngeen ñagasoo. waaw comme c'est normal ay nit lañ parce que xam nga ay nit moom suñuy ànd souvent sax da ngay gis mala yi suñu nekkee ci biir àll bi dóorante après nga gis la ñu àndaat nit aussi souvent nga si biir àdduna mun ngeen laalante te après terewul da ngeen di àndaat Mo Gates sama nit la ba léegi bu dara du ko dindi. léegi lan moo indi woon réeroo bi. réeroo day am. lan moo ko indi woon. non réeroo day am. ni mu amee woon sama diggante ak moom. noonu la amee woon diggante mag ñeneen. yow sax est-ce que mosoo am ay réero ak say diggante ak say morom. donc loolu mënta ñàkk réero moom comme ni nga ko waxee léegi mënta ñàkk day am. mais juste bëggoon naa xam lan moo indi woon réero bi seen diggante si ban fànn la jógee ko. non ban fànn réero am na waxtaan nañ. jubóo nañ actuellement dëmb rek dëggante nañ. yes. d'accord kon ni mu ko waxee noonu rek. mais réeróo moom mënut a ñàkk ami franchement ci ñaar ñuy ànd. te rawatina nag fu xaalis am réeróo mënut a ñàkk. fa la problème yooyu ëppee daan. waaw mais exactement mais Mo Gates moom personnellement nit ku baax la. nit ku baax la waaw franchement nit ku baax la. bu weesoo loolu lan nga ñu mën a seede laatal si moom. puisque non nit ku baax maanaam koo xam ne franchement. day jàppale doomu aadama. quoi qu'on se dit man loolu laa ko xamal ku mun a jàppale doomu aadama la. macha allah loolu laa ko xamal te franchement. mënuma wax loo xam ne gisuma lu négatif envers ci moom quoi. c'est moom pour dire vrai. yes. puisque côtoyé nga Mo Gates yow Babs seen diggante yéen ñaar da ngeen di déggoo da ngeen di gisee tout ça lu bëri sekk ngeen ko. ñu ngi naan milliardaire la d'après loolu lan nga ñu si mën a indil ay leeral puisque yow xam nga ko. ndax am na xaalis wala amul xaalis. ndax milliardaire la. maanaam lenn moom mun naa ko seede ci devant ci caméra. képp ku la yee ci ay nelaw. na Mo Gates amul xaalis ne ko da ngay fen yàlla dënk na ko xaalis. dënk na ko xaalis. waaw yàlla dënk na ko mën nañoo xam si lan lay yëngu.
moo ci business lu muy gën a yëngu mooy wàllu électricité. Amérique dafa am xam-xam trop ci wàllu boobu. waaw ci wàllu courant. ci wàllu énergie waaw. ci loolu rek lay yëngu. waaw loolu laa ko xamal. ci loolu nga ko xamal. d'accord gis nañu aussi xew-xew yu fay am. dem yi donc coow li danay bëri lool. naa si wax yaa ak Lirou Diane parce que dem nga mu ngi mel ni nee na yaa doon gàllankoor yoonam déggoon nañ ko si ay waxam. Lirou suma frère la. peut-être dafa comprendre lu woon. parce que c'est bon merci moom ci question bi. Mo Gates amul 18 ans. amul 18 ans. il est majeur maanaam mag la quoi. lu mu bëgg a def. du Babacar moo koy wax ne defal wala bàyyi. Lirou mais da nga koy xelal. waaw comme exemple ànd ak ñëpp ah. sooy ànd ak nit su fekkee ne dëgg moo ko lal da nga koy xelal. doo topp ci ay bëgg-bëggam rek en fait. donc Lirou Diane man maa toog Mo Gates toog mu ne Lirou dañ koy invité. ma woo téléphone Lirou ma ne ko Lirou Mo Gates invité na la ci Fashion Week bi. mu ne ma ok mu ne ma yónnee sa passeport Babacar. yónnee ma passeport am. donc xat-xat nag événement xam nga day xat. loolu c'était pas ma faute. donc maanaam nu Lirou bëggoon a ñëwee am na ñeneen moroom yu mbërëm noonu lañ bëggoon a ñëwee. ñu bëggoon ñëw daal dañu bari woon. merci beaucoup te Lirou jóge woon na fa. récent mooy tabaski passé. donc comme Lirou jóge woon na fa récent. am na beneen mbër boo xam ne mu ngi woon fii nii Sénégal. bëggoon na ñëw. donc c'était Amaneex. Amaneex bëggoon na ñëw. Xaalikit xaadimaan moom xarit yi Amaneex la. donc moom tamit mu ngi doon wax ne Amaneex na ñëw parce que tout le temps. dañuy déggante ñoom ñaar après Amaneex finalement Amaneex moo ñëw. donc da ngeen bëggoon a xañ Lirou mu toog yóbbu à sa place Amaneex ou bien non pas xañ man Amaneex xaw ma ko woon. kon donc su dee xañ da doon am. wala defar da doon am man Lirou laa doon far. c'était clair. donc Lirou suma xarit la mais après finalement bu mu gisee action bi ni mu demee. moom jàpp naa ne man maa ko xañ te wax dëgg fa la bii du man maa ko doon jënd. xam nga kon su dee man maa ko doon jënd man maa ko xañ. bii Mo Gates moo ko doon décidé ku moom moo doon jënd donc c'était pas moi. donc comme finalement ñëw. gisee na ne ko Babs moo ma xañ mais après finalement bu ma ko woowee parce que Mouhamed Mo Gates ma def téléphone bi main libre ma ne ko moo si fale nga leeral parce que suma copain mer na te jàpp na ne man la Mo Gates mu ne ko Babacar terewul laa ñëw franchement xataay moo amoon te Amaneex aussi bëggoon naa ñëw si lañ jëndal Amaneex bii mu ñëw mais Mo Gates ku bëgg Lirou la man aussi dama bëgg Lirou parce que suma xarit la daf may mooy loolu daf may faj. donc léegi ba ngeen waxtaanee. jubóo Lirou suma frère la suma xarit la. mais mel na ni foofu aussi tas ngeen yaakaaram puisque waxoon ngeen ko ne invité na la ba pare mu demee leneen. bon mun na ko xam nga aussi Lirou wax naa la ko. c'était pas la première fois. tabaski mu ngoon foofu. moo ay xarit lañ seex nañ teraanga. récemment bu téléphone am réeré woon man maa plaidé ma ne ko moo jëndal la sama xarit téléphone parce que dañ koo sàcc dañoo agressé dañoo sàcc téléphone am. donc moo gën jëndal ko téléphone am. donc yàgg nañ seex ay teraanga. te donc du tas yaakaar mënu fa am. non tas yaakaar amul fa waaw. loolu leer na donc leeral yu mu si indi ñoo ko déggandoo ñu jàll si leneen sa diggante ak Awa Baldé aussi naa la ko laaj. Awa suma jigéen la bon nu ma la wax léegi rek ay nit moom suñuy ànd malentendu mënul say ñàkk waxtaan nañ juboo nañ tey suba rek ñu ngi déggante. donc Awa suma xarit la. suma sœur la et puis problème nee naa la même tey ñaari mala exemple lii lan la du moom comprendre ñaari mala yuy ànd chaque jour que jëfee souvent ñun laalante ci àll bi mais après dañuy juboowaat àndaat ñun ay doomi aadama lañ ay jullit lañ duñu ay leneen ay jullit lañ donc su fekkee ne problème dafa am ñu wax ay suñ xol xaw a jóg après suñ waxtaanee ay nit dox ci tànk jàmm ma ci nuyu bu baax a baax bis collection Bigué donc dañ ci kii en fait dañuy passé nekk ci leen donc suma xarit la suma jigéen la donc c'est ça. d'accord wax nga ko léegi sa biir wax problème mënta ñàkk waaye ni ñu nemmee ko des fois problème yu bëri yi ak d'après bu ñu sukkandikoo ba tey suñu Tange waxee danaa la laajte ndax yéen bu ngeen nekkee foofu donte yéen ñëpp ay doomu Sénégal ngeen yéen a bokk seen réew yéen a fa dajewaat en même temps ndax am na complicité bu am seen diggante ak benn affinité bi yéen a ko fay dund. bon xam nga exemple tey man. mun naa ne lu ñu doon dund Vegas passé na famille mais seetaane su ñëwee Amina kenn mun ci dara mais lu ñu doon dund Vegas passé na famille parce que ñun ñëpp benn lañu woon
da ngay gis diw dem néegi da kale waxtaan kafre wala ñu tase ci maanaam si piscine bi toog waxtaan famille lañ moo géet buggul wéet Mouhamed ku dee ak sa bàmmeel buggul moom wéet moom tout temps day bëgg nit yi nekk waxtaan kaf lekk naan donc jàmm lañ seexoon na man loolu laa gisoon te man lu nekk sama xol laa mun a seede mais lu nekk ci xolu keneen mënu ma ko seede mais li ma doon woon c'était la paix waaw loolu laa gisoon donc loolu lañ seexoon waaw jàmm lañ seexoon foofu ñu nekk benn. Babs ba xam ndax am nga relation ak Adamo Boss Dey Negri comme ni ma tuddee Adamo bon xam nga comme coow lu mu amee laal na ma comme ni mu laalee ñëpp après finalement ay xarit lañ souvent ma woo ko souvent mu woo ma d'après bu ma laalee xam nga ñun ñëpp la laal moom Adamo moom mu ngi noonu donc mais ku baax la suma nit. mais naka nga gisee li nga xamante ne ni moom lay def mooy live yu muy def donc di génne yenn xaw yi sutura laa ko mën a tuddee di def ne ñuy def ne naka nga gisee loolu. bon man benn instant avant Adamo c'était coach d'abord coach moo fi njëkk na def loolu man personnellement suma philosophe ak suma gis-gis lan la woon ñoom soo gisee ñuy am continue seen site xale yi ñooy def parce que xale yi suñu def doon muy góor muy jigéen ñoom duñu doon am continue bon Adamo aussi noonu laa koy gisee tey su amee continue nit yi ñoo tax mu am continue ñuy def lu négatif comprendre nga mais suñu def doon lu négatif est-ce que dina am continue est-ce que di nga ko doon xam man du ma ko doon xam keneen du ko xam kon nit yi maanaam xale yi jigéen ñooy def lu négatif souvent muy am continue mais moom aussi mu waroon naa xool aussi jigéen dañ koy sàmm sutura lu am solo la jigéen man dama doon war a bind article sax ma xam ne lii su ma ko bindee jaxasoo mun naa am ci famille wala ci couple wala ci dama ciy teg sama tànk donc moom aussi lu ma koy wax mooy que na xam ne àdduna amul solo te gis naa récemment mu def sortie man personnellement yëg naa sama téléphone waxtaan ak moom ma ne ko frère su ma sañoon lii nga bàyyi ko defal nii après aussi am yeneen kilifa gis naa mu def sortie ne bàyyi na léegi muy traité information ci beneen fànn la ñii ak nii la koy defee te ñun yaakaar naa ne yow sa kontaan nga ci. mais est-ce que tamit bàyyi woon définitivement gënul. ah kon man nag du ma pour dire vrai est-ce que xam nga ne man du ma suivre réseaux sociaux lay liggéey mais du ma koy suivre man lees xanaa lenn mu ñu def benn affaire yónnee ma lien bi xoolal diw lu mu wax mais man du ma ay Instagram sax amoo ñu ma xam dëgg-dëgg man lu sama Instagram lu fa nekk ci photo dañ koy compter amoo jot bi donc gëj naa ko seetaan franchement mais je ne pense pas que aussi mu bàyyi mooy lu baax en fait mu bàyyi ko définitivement comme ni nga ko waxee mooy lu baax bi peut-être mu xool leneen lu mu mun a def. mel na ni sax moom moomu Adamo laaloon na leen ca Las Vegas diggante lu mu révélé woon ci Ndiolé Tall ak Sankara Mbaye donc yaakaar naa xamle woon na si lu doy waar loo xamante ne ni ñëpp a ko doon ñaawlu te d'après lu mu wax laata ba ma xew loolu génn na di defaraat mais bu ñu dégloo ay waxam mi ngi doon naan information moom demul Las Vegas ni mu xamee la fa xew donc information bi am na daanaka ñuy seet na fu mu koy jëlee buñ sukkandikoo si ay kàddoom est-ce que tamit foofu amutoon yàkkante ak li ni ak lan nga ñuy doon mën a lan nga ñuy indilaat ak leeral comme leeral si li nga xamante ne nii mu ngi ko doon wax si diggante Ndiolé ak Sankara. man journaliste la people su fekkee ne maanaam Adamo avant muy jot info su dee lu amoon la avant moom mu si jot man ma génnee koon parce que man people lay def. mais est-ce que yow ni ngay xoolee di suturaal moom xoolee na noonu. non li ma la mën a waxal ku dee man sama bàmmeel yow dama fa fekk kenn ma fa fekk donc Ndiolé Tall ñeme naa jàpp bu mu set wecc jublu penku sequt ak Sankara Mbaye tarafal ay. information boobu fan la war a jógee. xam nga tey exemple Sénégal dëkk rumeur la mais Sankara Mbaye ak Ndiolé Tall sequñ tar fatal ay ni loolu Sankara du sigg xool nit Ndiolé Tall moom tout temps foo ko fekk mu ngi néegam day daw tu comprends mu nekk jigéen bu xam ne aussi daf ñoo nangul ku baax foo ko fekk mu ngi kaf ak ñun reetaan ak ñun donc macha allah mais gisuma tarfatal ni parce que tournée bu ñuy wax man maa ngi woon ci biir donc loolu amul. information bi man fan la war a jógee ba yegg ci Adamo. loolu tey su amoon possibilité peut-être toog Adamo moom dina la wax ne wala nga woo ko téléphone mais personnellement xam naa ne Ndiolé Tall ak Adamo ak Sankara Mbaye
seexuñ tarfal ay ni. te nag yemul si Ndiolé Tall ak Sankara Mbaye parce que am na ñu bëri moo géet xaw ma Awa Balde diw mel nii da ngeen doon jaxasoo seen biir góor ñi ak jigéen ñi daal nekk si lu leen neex bu ñu sukkandikoo si révélation yu mu defoon. loolu moom franchement parler ñun benn lañ image yi c'était en direct kaf ak reetaan donc ñëpp la war comme tey Sénégal man souvent foo mu fekk maa ngi place su ànd ak sumay xarit yi wala maa ngi nii sama kër ànd ak sumay xarit yi comprendre donc loolu loolu lañ doon dund Vegas comprendre mais nag fu mu doon jëlee ay information ak ñu ko doon wax ay kii man loolu franchement xaw ma te dëgg rek moo neex yàlla. yaakaaroon ne Vegas la doon jógee. gëw ma ko te beneen bu si topp mooy que dama koy préciser Ndiolé Tall jigéen bu baax la ku am ful la ku am dignité loolu xamal naa ko nit nag munoo bañ ay baati ginnaaw yow dañ la koy waxal man dañ ma koy waxal dañ koy waxal Adamo dañ koy waxal keneen ak keneen ak keneen kon fu nekk lay jógee mais moom lu ma koy séddal ku baax la te loolu la ma woon Sankara moom mun naa ne sama cheikh la waaw nii sax est-ce que tey duñu man ak man duñu reerandoo ensemble parce que tout le temps ñooy añandoo su ñooy reerandoo sama xarit la donc franchement loolu moom wax boobu wax bu waroon a jàll rek donc et puis ñun lu ñu dund ci 2020 bi su fekkee ne nii la jeexee Amina te bakkan ratul ci nañ sant yàlla waaw parce que ñun 2020 bi foo fekk luxe ñu ngi ci hôtel bu gën a seer ñu ngi ci avion jet privé ñu ngi ci lu ne ñu ngi ci cet dafa am su fekkente ne ñun lu ñu dund laa ay coow la mujjee ay wax diw fii wax fee sans bakkan rot nañ ko sante yàlla. donc daal di jàll. man noonu laa ko mën a jàppee parce que lu ñu wax lu bari am na te fekk na demeewul noonu. keroog ba information boobu jibee yéen ñu fa newoon ngeen jot si seen réaction Ndiolé réaction Sankara lan la woon bañ déggee information bi subitement. non personnellement da leen di métti parce que xam nga yow da nga am famille man dama am famille Ndiolé am famille Sankara surtout nag Ndiolé parce que jigéen buy sëy la jigéen bu responsable la jigéen bu brave la Ndiolé nee naa la su amee kenn koo xam ne sax dañ ko doon jiiñ sax mun naa ne xanaa ñu jiiñ ma ko man parce que Ndiolé tout le temps mu ngi suma néeg Babs dafa compliqué ci image Babacar suma image bugguma liy dugg tout le temps suma néeg man ak moom ñoo taxaloo suma néeg la nekk tout le temps mu ngi suma néeg moo ngi Ndeye Kumba VIP ñoom Awa Balde tout le temps suma néeg lañ doon nekk comprendre kon su fekkee sa jiñ la man pour man sax ñu jiñ ma ko mais loolu amul lu wax ñaaw la rek Amina te fu nekk lay fëlee munoo ci dara. yëngalul woon ménage. loolu moom xanaa nga laaj ko man loolu franchement parler xaw ma si dara mais gëm naa ne ku gëm yàlla la parce que moom mooy loolu actuellement mu ngi ci leneen mu ngi ci ay projet waaw. fu may tëjee ak yow mooy say relation ak Soxna Aïda Diallo donc yaakaar naa ne luñ koy tudd la bëri na ma bëggoon nga dikkaatal ma si yéen seen relation yéen ñaax lan la. Soxna Aïda Diallo bu kii suñu sëriñ Cheikh Béthio yàlla na yàlla yokk ay leeram ci barke Seydina Mohamed soxna sama yaay la maman sama yaay la comme exemple tey yàlla nu muy dogalee man ak yow xamante nañ nii tey affinité day commencer tu comprends donc sama maman la sama yaay la sama lépp la may nuyu au passage Kiné Gueye ak yaayam mère Ndondo ñuy ku baax ak jëwriñ Jokere Paris donc samay nit lañ sama maman sama yaay la sama xarit la waaw muy ku baax aussi ku mën a sonn ci doomu aadama waaw ku mën a sonn ku mën a joxe ñam waaw di ko nuyu au passage actuellement mu ngi tourné actuellement au niveau France quoi waaw. ku mën a joxe ñam ak ku mën a joxe aussi koppar ndax ñu ngi naan yow mii sax dalay bokkal ci sa site bi am na lu mu la si dooleel ak yooyu. non bon maa ngi dëgg moom suma site bi mais dëgg rek moo neex yàlla xam naa suñu paree sax mën ngeen dugg sànq bureau baa ngi nii ñu ngi actuellement ñu ngi suñu propre chantier loo xam ne du Mouhamed moo ñu ko jox moo géet du Soxna Aïda Diallo moo ñu ko jox du kenn ak suñ propre fonds ak suñ propre moyen la du ñuy dem ak suñ propre moyen tu comprends donc loolu moom suñ site ñun ñoo ko moom waaw tey soo demee. di la siy dooleel des fois. non tey exemple tey war naa dem couvrir benn événement su ma demee exemple comme tey yow Macky Sall xewle benn événement ma dem couvrir ko ñu ne lii ba diaspora moo ko moom dama koy jël wala dama ko jël. dama koy jël donc maman pour dire maman mosuñu gisee xam nga loolu dafa grave Soxna Aïda Diallo mosuñoo tegante bët kon kooku mënul moom sa site
man su ma si tey demal au niveau APIX tey NINEA réseau de commerce Babacar Fall moo ci nekk man maa ko moom numéro yi man maa ko moom donc kenn moomul suma site man maa moom suma site actuellement xam naa dans quelque temps di ngeen gis incha allah yeneen ñu ngi fële feneen. coow boobu tamit wa ila rumeur boobu indiwul woon ñàkk déggoo seen diggante. man ak kan non kooku sama yaay la kooku du wax kooku suma yaay la kooku du wax kooku nu ma suma yaay bu ma sukk jur nu ma juree moom noonu la ma juree xam nga souvent nga gis nit fan ko bëgg ko man maa ko fan bëgg ko yes waaw man maa ko fan bëgg ko di ci gërëm nag bu baax a baax Kiné Gueye ak mère Ndondo yaayam maa ngi leen di gërëm bu baax a baax ak Ibrahima aussi. yaa ko fan bëgg ko si lan nga ko fan wee yan qualité way la yan lan nga sukkandiku ba daal nga am benn cofeel si moom. ci mun joxe ñamam loolu moom xam naa ne xam nga tey jox ñam dafa garaaw dafa sacré joxe ñam dafa doy waar waaw maanaam tey soo ko pour dire vrai mun na am léegi ay millions jox yéen lépp joxe ko ay ñam donc loolu bokk na lu tax ma naw ko ci qualité bi moom lu tax ma naw ko waaw. loolu am na solo donc ñoo ko déggandoo ay leeral yi nga xamante ne ni apporté nga ko si suñu ay laaj dama lay bay rek nga wax sa mot de la fin laataa ñuy tàggatoo. waaw di gërëm xanaa samay nit donc et puis xam nga àdduna moom di préciser benn affaire Tange suñu frère la man ak Tange amuñu problème ça soit clair man ak Mo Gates jaxasoo woon nañ actuellement sama xarit la sama nit la ba léegi comme li ñu seexoon lañ seex liggéey nag defuñ ko parce que actuellement man maa ngi au niveau Sénégal moom mu ngi Amérique suñu waree seex liggéey tamit xaaruma ci kenn dañuy liggéey ensemble parce que man kenn fayal ma joxalu ma dépense kenn fayal ma location suma employé kenn fayal ko donc Mo Gates suñu waree seex liggéey suba dañ koy seex waaw di gërëm aussi Xaadim Aan xaalikit sama xarit la actuellement mu ngi Sénégal sama xarit la sama nit la waaw sama nit la di gërëm Matar Suwatel Matar Diop ak Laye Gueye VIP borom Italie di gërëm aussi Amady Badiane mais mention spéciale Boubacar Diallo di yebus tey bu coow li bëree mun naa ne moom ak bisu laa gis bisu jagana 2STV ak Ndeye Kumba VIP tu comprends bu coow li taree moom laa gis Boubacar Diallo ak bisu waaw ak Laye Gueye VIP waaw sama jabar aussi maanaam xam nga souvent ñun suñu milieu dafa doy waar dafa compliqué donc madame Fall aussi nekk ko compréhensif ku dal comprendre nga ku macha allah aw ma sax lu ma fay moom maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu Zal depuis Grand Dakar di nuyu aussi Kiné Gueye Afia borom Afia collection moom tamit xam nga souvent da ngay nekk ci benn détail ngay gis nit yoo xam ne dañ lay jàppale am yi te yàlla tax waaw donc di gërëm Afia bu baax a baax. naa la laaj aussi ba Tange defee sortie woowu la wala woowoo ko ngeen waxtaan si. Tange su ma neexee suba sax ma dem këram añi parce que amuñu problème. ndax waxtaanu leen si sortie bi mu def. sortie bi man sànq léegi lañ ma ko yónnee donc man te dinañ ci waxtaan. donc xam naa ne même su dee dafa am malentendu ak keneen gëm naa ne man dinaa fexe parce que loolu ñoom moo ñu war dinaa fexe ma ne pourquoi pas ngeen nekk benn. maa ngi lay jaajëfal. maa ngi lay remercier Amina. jaajëf ma koy jaajëfal bu baax a baax Babacar vraiment kontaan nañu si entretien bi réponse yi ñu indil suñu ay question leer na nañu macha allah di la dellu di la jaajëfal di baax a baax jaajëfal ñu ma àndal Malick ak ki nga xamante ne ni ñoo ànd ci wàllum caméra yi jaajëfal ami internetu Dakar Buzz yëpp di leen wax nii rek lay demee saa su ne di ànd ak yéen si émission yeeg yëpp lu ñu leen di dégtal jox leen dig daje ci yeneen i jootaay dellu di leen jaajëfal bu baax a baax.